waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay nuyu naka noonu ñëpp ñuy ànd saa su nekk RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp président Lamine Diack ak doom jë Papa Massata dinañ leen àtte fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukk ak ñett ci weeru janvier 2020 ñu fàttali ni lañ leen topp ne tuuma bokk na ci mbiram ger ak daganal koppar yi dawul lu jëm ci wàllu athlétisme gi ci àdduna président Sall doggu ci li nga xamante ni mooy ak wàccoo jëm ci ni parti bi ak nguur gi doxee ci wàllu discipline ci gis-gisam ki yore wàllu communication ci palais ba waral dàquk Moustapha Diakhaté ne ministre conseiller wàllu xibaar bokk na ci Ziguinchor ñu dëkk ak fa wetoog hôpital ba fa di hôpital de la Paix ñoom ñoo ni mbalitab l'hôpital ba dafa doon ak jaaxle ci ñoom ndax jàngoro yu muy dugal fa ñoom seen ab gox waral ñu ngi sax sóoraale dox ngir ñaawlu lu ni mel kilifteefal hôpital ba nag ne ñu ngi liggéey ci luy wut saafara ci moomee mbir ak jàmbatu ñu dëkkee ci wetu hôpital ba ca Ziguinchor hôpital de la Paix sport gi dinañ ci ànd ak Malal Junior Diagne wàllu culture Hadj Ndate Diop yéenekaay Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Aliou Ba. këru xibaar gi di Jeune Afrique ko xamle lu ñeel président Lamine Diack dinañu daal di amal ab atteem fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2020 ba keroog ñaar fukkeelu fan baak ñett mook doom ji Papa Massata Diack lu jëm ci coowal ger ñeel mbiram athlétisme ci àddina kuréel gi ñu ko dénk ak it li nga xamante ni mooy nëbbu dopage yenn ci sportif yu réewam Russie leeral yëg Pape Bes Diba. dafa doon wax ne lu mu bëggoon la moom Lamine Diack di procès ñu ubbi ko ngir mu mën a expliquer mbir yu nu mu demee léegi am na ko moom Lamine Diack dina wuyu nag ci tuuma yuñ teg ci kawam maanaam mbuxum gum yëg ak gum yëgul abus de confiance ak weexal xaalis ànd ci ak ay nit loolu mu ngi war a amee ci tribunal correctionnel bu Paris ñi ngi ko jàppoon moom Lamine Diack ci weeru novembre 2015 ginnaaw bu mu jaaree Paris moom mi nekkoon njiitu IAAF boobu ba léegi nag ma nga fa génnul France moom ak doomam di Pape Massata nekkoon consultant marketing ci IAAF ñu ne dañoo nekk ci système boo xam ne da doon muur bépp dopage bu ay athlète russe doon def ngir ñu muur loolu nag dañ leen ci doon jox neexal ay tuuma la yoo xam ne Lamine Diack bañ na lu ni mel mu ne ci dundam musul laaj kenn xaalis loolu mi ngi ko xamle woon ci waxtaan gu mu seqoon ak Jeune Afrique lu leer mooy tuuma yiñ teg ci moom tax ñu war a ubbi procès wam dina am ci fukki fan ak ñett jàpp ñaari fukk ak ñett ci janvier atum 2020 loolu di am ginnaaw ay investigation enquête goo xam ne ñetti juge ka leen jiite di Renaud Van Ruymbeck moom moo ko jiite woon na ginnaaw bu mu paree liggéeyam moo yóbbu kon mbir mi ci tribunal correctionnel bi ngir ñu mën a atte Lamine Diack waaye Lamine Diack dinañ ko attendoo ak doomam Papa Massata boo xam ne moom sax justice bu France da ko teg mandat d'arrêt moom Pape Massata moomu nag moom mi ngi Ndakaaru justice française bi dégluwu ko benn yoon. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. président Macky Sall tekki ndombal tànkal Moustapha Diakhaté ne ministre conseiller xibaar bi nag kii yore wàllu communication ci présidence ministre Seydou Gueye dëggal ka dafa gis ne boo gisee lu ni mel ñàkk wàcco ak discipline parti geeg fa nu xool jëme la ñeel ka moom Moustapha Diakhaté ministre Seydou Gueye ñu teewlu ko Hadj Seydou Nourou Ba. na mu ko tànne woon teg ko ci wetam noonu la jëlee décision jëlee ko ci wetam donc kooku dañ koy mën a nangu li koy mën a sabab nag ñun ñëpp nemmeeku nañu ci jamono yi ak ya ko jiitu ay kaddu yoo xam ni dafa waroo ak li nga xam ni mooy kaddu yi nga xam ni ñun moom la ñu d'accord ni mooy suñuy kaddu mu am liberté am nag mais parti liberté am na ci solo waaye discipline parti aussi dafa nekk lu am solo du lu ñu war a néewal ndaxte ñun ñëpp dañuy ànd bokk gis-gis moo tax ñuy bokk parti boo bokkul ak nit ñi gis-gis nag ba jël sa responsabilité lu mel ni mën na la ci fekk rawatina nag koo xam ni da nga nekk membre cabinet président de la république mënoo yor ay position yu warook ay position dëgg la ku mu neex nag ni li may wax sénégalais yee tax ma koy wax mais ñun it li ñuy jëf sénégalais yi ñoo tax ñu koy jëf wax ji yàgg na bare na wax joo xam ni dafa wutee ak li nga xam ni ñun moom lañ jàpp ni moom la ñu war a defee ku nekk nag am na liberté am te ku ànd ak sa liberté aussi da ngay jël sa responsabilité boo jëlee sa responsabilité keneen di mën na jël responsabilité. mu nekkoon ministre Seydou Gueye yore wàllu communication ci présidence de la république Moustapha Diakhaté nag ci page Facebook am gërëm na président Macky Sall ci li nga xamante ni noonu la ko boolee ci sumbandoor gi ak liggéey bi 2 minutes ak léegi mu ne daal di tëkk ñaanal ndam ci yoon wi mu tegu njiitu réew mi ngir liggéeyal Sénégal di lenn ci kon lu mu daal di mandargaal ci xalimaam ci page Facebook am moom Moustapha Diakhaté leneen ci xibaar ak RFM toxal gi ñeel élection municipale yi projet bi ci assemblée nationale démb ak léegi donte
wante nag kii di yëngu ci wàllu constitution moom di professeur Ngouda Mboup dafa jàpp ne li nga xamante ni mooy boobeeg mbëbët ci kanamu assemblée la mu ëmb du lu dëppoo ak yoon ndax ci gis-gisam njiitu réew mi ci boppam da caa waroon a yëgoo ak assemblée nationale laata kon ñuy fixé date beneen noonu la gisee moo waral mu jàpp kon ak jalgati ñeel loi bi Ngouda Mboup ñu teewlu ko ak Fama Dione. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu teewlu professeur Ngouda Mboup kon ci wàllug lii di projet bi jëm ci toxal gi ñeel élection municipale fii ci Sénégal ak njàngat gi mu ci am moom daa jàpp nag jalgati da ca am ñeel loi bi Ngouda Mboup. Sénégal day dëkk boo xamante ni constitution moo ko lal constitution bi nee na kuñ fi jox mandat dafa am nu muy tëddee maanaam article 3 bu constitution moo ko wax booy dàq élection ci biirum at bu dee élection législative élection locale maanaam gox-goxaan yi dañu naan bu boobaa président de la république mën na ko def mais su ko defee day wax ban date lañ koy def moo tax sax gis ngeen ni président ba mu ko dàqee daf ko defoon le 1er décembre waaye bi ñu demee ba ci biir ñu xam ni mënatu la nekk ñu ne dañ koy dàq waaye bii dàq nag projet de loi bi ñu gis nii ca assemblée nationale la jëm parce que président de la république loolu moom amatu ci yoon parce que bu fekkee day génn at mi assemblée nationale la ko code électoral cërale waaye code bi dafa ni ñi nga xamante ni ñooy les élus locaux ñoom suñuy dàq seen élection il faut ñu am date boo xamante ni date boobu dañ koy yeesal waaye li ñu nam a def ni amul date maanaam dañu ni dàq nañ élection yi ba jëmmi jamono kenn xamul kañ la maanaam mën nañoo bàyyi sax ba élection ba 2024 ñu ne mën nañ koo def beneen bi ci topp dañ ni assemblée nationale mën na dàq élection yi mais day may président de la république njiitum réew mu jàpp kañ lañ koy def te président de la république loolu constitution bi mayu ko daf ni ko yow bés boo xamante ni bu ñuy dàq élection yi génn na at mi assemblée nationale moo koy def mooy dàq élection yi assemblée nationale moom mooy jàpp biir bañ koy def. ngeen di ànd ak RFM xibaaru suba si juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu dem ba Ziguinchor hôpital ba ak ñu dëkkee ca wet ga ñoom ñooy yëglu askan wa ndax wàllug mbalit muy tukkee ci boobu hôpital ñu gis ne day juri lorange ci seen wàllu wér-gu-yaram rawatina dàqunu xalaatab def ak manifester direction l'hôpital ba nag nga ciy wuti pexe waaye ci boogeeg njàmbat ñeel ñu dëkkee ca wetug hôpital de la Paix bu Ziguinchor ñu ànd ceeg Lamine Ba. ñu dëkkee ci wetu hôpital de la Paix bu Ziguinchor ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ndax ndox mu tilim yi nga xam ne nag mu ngi jóge ci biir hôpital bi di dugg seen biir dëkkuwaay yi ndax ci dolli ndox mi xeet mu bon lay génnee buñ sukkandiko ci kàddu Moussa Fall mu dëkk ca Kajoor. ndox mi dafa xeeñ xun fu mu toll nii mënatuñu nooyatuñu donc nelawatuñu kenn mënatul toog ci biti donc fu mu toll nii xale boo gis fu mu toll nii mu ngi wokkatu li ñuy mën a wax tey jii nii mooy xëy na ndox mi bokk na ci facteurs yi nga xam ne tey jii nii yokk na feebar yooyu si suñ koñ bi. li gën a jaaxal ñi nga xam ne ñoo ngi dëkkee ci wetu hôpital de la Paix bu Ziguinchor mooy ndox moomee sax nemmeeku nañ ci lu bëri ñu jàpp ne loolu sax mooy gën a indi feebar yi nga xam ne dañ ko nemmeeku ci seen quartier bi lee. xamuñu ndoxu laboratoire la ndoxu morgue la ndoxu salle maternité la xamuñu donc aujourd'hui lu tax nit ñuy mer tey c'est parce que dañ fa gis deret bi ñëw ba si buntu kër jàmbur yi. ndox mi fu mu jógee c'est très clair xoolal xale yaa ngi nii di patauger ci biir ndox mi mais li xeeñ xun yow tey jii nii ndoxu foos la. Mariama Diallo dëkkee Kajoor wañu ne daaw am na lu weesu juróom-ñetti fukki doomu aadama yi nga xam ne nag consulté nañ leen ci biir hôpital yi te seen feebar yi wutewul ak ndox mu salte yi nga xam ne nag mu ngi jóge ci biir hôpital bi di dugg seen biir dëkkuwaay yi. camp bu nekk Château d'Eau fii presque 80 cas yoo xamante ne biir bu daw la te biir bu daw bi benn virus la boo xam ne xamul def na rapport am yónni na ko ministère mais ba tey xamul lan la mën naa am xëy na ndox mi la. da ngay noyyi bi sax dafa am xet bi xam nga xet deret rab neexu. askan wa yeewoo ci Kajoor ak lépp li jóge ci hôpital de la Paix nee nañu bëgg nañu kilifay wut saafara gaaw ci jafe-jafe boobee nga xam ne nag moom la ñuy jànkoonteel li ko mooy danañu amal doxum ñaxtu ngir fësal seeni naxar. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. njiital hôpital bi Lamine di leeral ni ay service am ñu ngi wuti pexe ngir indi saafara ci yooyu jàmbat ñeel ñu dëkkee ci wetu hôpital de la Paix bu Ziguinchor directeur boobu hôpital Abdoulaye Fall ak Lamine Ba. dañuy commencé di jégalu population yi di leen baalu ak parce que effectivement ndox moomu di déversé wu ci biti effectivement li ko indi lu bari mooy ñun bu ñu traité ndox mi fii ci hôpital ba pare dañ koy def ci canalisation yi mu dem donc canalisation yooyu nag xam naa moo bouché te effectivement ndet moom amul benn problème ndox mi dañ ko traité parce que dañu am pompe bu koy traité fii donc xam naa ne tamit population yi tamit duñu dimbali parce que effectivement ci canalisation yi dañ ciy def toujours ay mbalit yi tamit dañuy bouché ndox moom nga xam ne du mën a dem je pense que loolu aussi ñun dinañ jéem a seet nan lañ ci jàppewaat ba ndox moomu di génn tant soit peu surtout suba ak jàmm ñu jéem a seet nan lañ koy régler incha allah bu ne.
ñu daal di wéy ak yéen ci xibaaru suba si ba tey ak RFM ak liggéey yëpp bus rapide transit BRT la koy mandargaal ndorteelu boobu liggéey xew wi démb la woon ci ngoon ci Géejawaay ci teewaay ak njiital président Macky Sall ci boobu bus ak li nga xamante ni kon mooy gaawaay geek wàllug oyofal gi ñeel dem ak dikk ci Sénégal donte it ci wàllu yëkkati geek ñenn ci ña ca yëf ya laal waxu ci moom président Sall leeral di ndongo ka bus rapide transit ci xayma nag doon 300 milliards francs CFA BRT bi bu noppee nag war a desservir 14 communes ci linéaire bu 18 kilomètres war a tàmbalee nag préfecture bu Géejawaay jëm ca gaaru Thier bu Petersen boole kook bés bu jot mu war a yeb lu tolloog 300 000 ci ay passagers président Macky Sall ni projet bu ni mel bu yees la buy soppi xar kanamu dem geek dikk bi. dama ñëw andil leen li gën ci wàllu transport bi Sénégal amee indépendance ba tey muy BRT bi nga xam ne dina tax Géejawaay ak Dakar dem bi ak dikk bi dana gën a neex dana gën a wóor te dana gën a gaaw loolu mooy projet BRT kon jërë ngeen jëf mu bàyyi ñu ak BRT bi Géejawaay tamit di am ak pôle d'échange kii di maire de la ville ba di rafetlu tamit projet bi nga xamante ni dina tax ba dëkkam bi gën a soqaliku ci wàllu koom. Géejawaay mën nañ wax ne moom mooy jëmmal lii ñuy wax émergence ba tax te ci Géejawaay dëkkal na ko ci rôle bi nga xam moo ko doon joué nekk xolu région de Dakar nga xam la grande banlieue ak le centre urbain de Dakar loolu te ñaan ko dëkkalee nga ñëw lancer le BRT. waaye mbir mu am te ñëpp tamit bàyyi ci xel ci kanamu Macky Sall moo di Aliou Sall mi juboo ak ñaari wujje politique am ya nekkee ca Géejawaay. dama la bëgg ñaan sa autorisation pour ma woo fii madame le ministre Ndeye Fatoumata Tall woo fii monsieur le directeur général Racine Talla waaye woo fi sama xarit bi nga xam ne kontaan naa ci juboo ak moom bi la jóg woo fii le député Seydina Fall. président Macky Sall ci biir discours am nag du benn yoon boo xamante ni àdduna jëmale ci situation impacté yi nga xamante ni ñi ngi xaar seen indemnisation ba léegi ndongo ak Géejawaay RFM. jërëjëf ndongo amalug boobu bus rapide transit nag syndicat ñi liggéey ci wàllug tabax ak bâtiment ñoom ñoo yëglu dañoo mer ci li nga xamante mooy ab liggéey ñu dénk ab entreprise bu fekk baax ci Chine ñu jàpp ne du entreprise buy wàccoog yoonal gi ñeel mbiram xëy fii ci Sénégal ci wàllu woowu ñu ne ubbi ko nañ ci jaare ci mémorandum jëmee ci mbooloom partenaires yi dugal seen i koppar ci boobu liggéey ñeel BRT njiital boobu syndicat Jaraaf Alassane Ndaw ñu teewlu ko moo nekkoon démb Gano RFM soir. BRT bi génnul ci loo bi nga xam ne nii entreprise multinationale yi nga xam ne extérieur lañ jógee ñoo ko gagné parce que tey entreprise chinoise bi nga xam ne moo defar Ila Touba moo ko gagné donc kon loolu aussi nekk na loo xam ne li fi nekkoon rek moo fi nekk grand travaux yëpp multinationales yi ñoo koy gagné donc entreprise nationale yi presque gagné dara donc loolu nag bu amee dama yaakaar ne aussi état bi am na part de responsabilité parce que am na loo xam ne ni bu ko génnee parce que marché yaa mun na ci teg ay conditions yoo xam ne dane au moins pàcc bi dina am entreprise nationale yi dinañ gagné au moins 150 millions ci def ñu jox ko entreprise yi nga xam ne ay multinationales mais loolu yëpp amul donc kon te man li ma gën a naqari si mbir mi BRT bi contre ma ko mais ki ko gagné moom laa xam ne rafetlu ma ko parce que lu tax rafetlu ma ko parce que entreprise la boo xam ne ak yelleefu doomu aadama travailleurs yi amu ci dara faaliwu ci dara respecté wu ci dara Ila Touba ba mu jeex plus de 400 milliards ñaata nit lañ toroxal foofu ñaata nit ñoo dee ci chantier bi amuñ santé sécurité amuñ bulletin de salaire amuñ contrat dara amuñu ko te état bi dafa bàyyi di xool donc loolu laa wax ne dafa war a dakk naxaru naa ko lool te man ñun li nga xam ne aussi mooy suñu rôle au niveau syndicat dinañ ko def dinañ bind mémorandum envoyé ko partenaires financiers yi nga xam ne ni ñoom ñoo financé projet bi muy banque mondiale muy fonds vert pour le climat ak banque européenne d'investissement won leen ne lii ngeen indi Sénégal ànd nañ ci parce que dana réduire li nga xam ne mooy mobilité urbaine mais ki ñu ko jox mu war ko liggéey ak yelleef amu ci dara te travailleurs yi ñu fay liggéey danañ leen bund xataal danañ leen toroxal. RFM Sport. sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi lay fayal a jasal. bisimilah. ñu dooree ko ak ndaje ak taskati xabaar yi ci bëccëgu tey gi bu fukki waxtu jotee ca Thiès waa Génération Foot ñoo ca woote ndaje ndax dañoo war a jongante bis ni ëllëg seen diggante benn équipe bu nekk ca Bénin équipe boobu moo nga bokk ca école supérieure bu jàngale wala administration ca moom réew moo gañe woon coupe ba foofa kon ñu war a def barrage ngir nag xam ñu ñooy dugg ci coupe li nga xam ne mooy CAF bi ñu waa Génération Foot yi nag ëllëg ci boori 18h la ñu war a laale équipe boobule loola moo sabab tey ji ñu war fa amal ndaje ak sutu xabaar yi jongante ba suba ca stade bu Thiès boobee di Lat Dior lañ ko fas yéene amalee ca stade bu Thiès ba itam dee su fa amal ci fukki fan ak ñett
ci weer wii di ñëw jongante Sénégal bu njëkk jëm ci natt gi ñu natt réew yi war a dem ci Coupe d'Afrique 2021 Sénégal war cee laale ak waa Congo ñu ne nag Aliou Cissé moom bis ni alxamis dina daje ak taskatu xabaar yi waaye ndaje moom fii ci Ndakaaru lañu ko amale dina nag joxe liste ñaar fukk ak ñett waaye lu ko ëpp ci ay sóor yu mu woolu ndax Sénégal dafay jongante fukki fan ak ñett ak waa Congo ci Thiès bu ñu ca nappee fukki fan ak juróom-ñeent Sénégal dafay dem ci dëkk. ci weeru novembre ci weeru novembre waaw Sénégal dafay dem. waaw doo leeral weer bi Estonie ah. tey la ñaata ci weer bi ñu ne. weer yi baax na ñu xam ko de. bii ñu ne moom jeex na. waaw tey mooy ndorteelu burdu bi le 29. waaw tubarkalla kon bu ñu bàyyee fii dem Tivaouane. incha allah tubarkalla waaw ñuy wax ni Sénégal bu noppee ak waa Congo dañuy dem ak waa Estonie mooy njëkk réew mu tuddoon Swaziland. te seen buur bi ñëwoon fii Ndakaaru. ñoom la ñu dem football yi. ak jabar yu bari. ak jabar yu bari waaw loolu dafa xew. tendance la Richard Toll foofa koppar yi dinañu ko joxe jëm ci li nga xam ne moom moo di mairie ba mu ngir jàppale ASC nawetaan ya foofa amoon ñu nag ay coow ak i mbiijook yu mel noonu waaye maire ba di Mame Diop nee na daal waxtaan na ca ak ñoom ba payeur ba dina génne ay chèque daal di koy jox ñi nga xam ñoo di équipe ya foofa ndax dañoo amoon ay jafe-jafe tollu koppar waaye lépp saafara lañ ko ba dinañu joxe xaalis ya nu dem fële si wàllub football coupe du monde bi nga xam ne moo ñu jagleel fukki fan ak ñi am juróom-ñaari at ñi am fukk ak juróom-ñaari at mooy U17 yi Sénégal suba boor yi 20h dina jongante ñaareel bi jonganteem digganteem ak waa Pays-Bas lay nekk Sénégal nag gannaaw ba nga xamee ne moo gañoon matcham bu njëkk bi dafa daal di rek daal di jël si poulam waaye dëmb Argentine dafa témboog Espagne kenn dugalul dara Italie itam dóor na dóor yu yàgg te metti Île Salomon juróomi bal si dara la yëf ya mujjee nu jeexal ak waa Duc Alaaji supporters yeeg keroog ba ñuy dem finalu seen diggante ak waa AS Ville de Dakar si jigéen ñi dañoo geddoon ñëwuñu woon stade kenn ci ñoom sol yëre yu soon ngir yëngal waaye nag nee nañu ci seen final bi war a dox seen diggante ak waa AS Douane si góor ñi mu jëm ci coupe du Sénégal bi duñu ca des ginnaaw dinañu mobilisation bu am solo boo xam dinañu ñëw te ñëwin boo xam tam ñëwin bu am doole lay nekk lu tax nag ñëwuñu woon ak la ñu nam def dimanche ji foofa ca Marius Ndiaye wax nañ ko ci reportage Oumar Mbow. fii ak ay weer yu néew da nga gisaat Duc bi ñu gars yi doon gis ci année 90 yi. supporters yu Dakar Université Club pare nañu ngir pousse seeni équipe ngir ñu am ndam final bi ñu jublu club bi gën a am ay titres yëkkatiwul benn trophée at yi ñu génne yëpp topp ci seeni coach démissionné ginnaaw ñaari final yi ñu ñàkk ren ji ba xam Duc dafa nekk ci crise am déet njiitu comité d'organisation yooyu les supporters Omar Diouf di ci tontu. mënuma ko tuddee crise parce que déjà gagné nañ ay trophée même si bu fekkee du trophée majeur donte def nañ ay année blanche su côté góor ñi comme jigéen ñi chaque année dinañ jouer lu mu gàtt gàtt ñaar wala ñetti final am na ay manquement yu am il faut ñu régler ko championnat amateur la nekkul championnat professionnel mënoo signer le joueur 2 wala 3 ans chaque année tu es obligé nga renouveler contrat yi donc loolu daf ñuy xaw a gàllankoor bu baax a baax si côté mën a téye joueurs yi année bii nii perdre nañ juróom-ñetti joueurs si côté jigéen ñi côté góor ñi perdre nañ 2 wala 3. ñu leen di jiiñ ñaradiku ak ñuy andi coow ci kaw gradé yi ci final yi ñu génn supporters yu dikk ànd di wedd lu nu mel. c'est que duñu xam problème nu mu demee étudiant moom lu xew la dañ naan moo tooñ. final bu ñu dëgmal dibéer bi boo mooyul sax duñ fa nekk Omar Diouf. wóoruma sax ndax dinañ dem stade prochainement mais bu fekkente ne dem nañ stade prochainement buñ indee provocation kenn du leen répondre. Duc perte na ñaari final ñeel jigéen ñi ak góor ñi atum ren ji supporters yi di ñaan ngir ñu jël final bi dibéer seeni diggante ak Douane ngir ñu am sax benn coupe ren ji. tubarka Alaaji. Swaziland Sénégal. waaw le 19 bii di ñëw la fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wee di ñëw. xanaa war naa caa dem de. da nga bëgg ñu yebal la. ah. ni reporter. jongante joojee. xam nga ne El Hadj war naa caa dem. Malal Junior Diagne takk gu rëy nga dégg foofee yow sax njort ne bokk nga ak ñoom bàjjen ndax Malal moom day takk rek hyper polygame jërëjëf Malal Junior Diagne RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak juróom-ñeent. ak RFM kumpa jeex na. ñu ànd ak Hadj Ndate Diop ci ni ñu ko baaxoo suba su nekk chronique culture bi. dal leen ak jàmm kuréel gi ñu duppee cercle des poètes et écrivains yi fekk baax ca Ndar Géej daal di nañuy amal la ñu duppee seen rentrée littéraire solennelle. institut français bu dëkk bii di Ndar moom moo ko doon dalal ci ab ambiance bu fësaloon lool wàlluk musique wàlluk taalif di poésie waaye tamit wàlluk art. ca ndaje ma ñi di waa CEPS di cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis daal dinañuy xamle ni dinañ wéy di jàppale ñi di élèves yi ba wàllum bind ak wàllum liir nekk lu ñuy faral di def lool Mohamed Nabi Silla.
Je veux chanter aujourd'hui Saint-Louis du Sénégal. ci woy ak pecc mu taaru bu artiste bi Zumba ak compagnie di wane ndorteel année littéraire bu cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis ñoom indi xarañte ci lépp loo xam ni aju na ci taxawu gone yi ci wàllub xam-xam ak xarala jaarale ko ci livre yi lee Alioune Badara Coulibaly moo di njiitu CEFS ci cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis. rentrée littéraire bi ñu def moo di dafa doon lu bees CEFS organisé ko mooy wane ni tey ji dañuy tàmbali liggéey bi ñu war a def ci école yi ci lycée yi ñun tam daañu delluwaat ci école yi ci lycée collège ak université xale yi tam ñu leen di jagleel loolu pour ñoom tam ëllëg bu ñu fi nekk ci ñu mën a taxaw def ko. nafar téere yi dem ci wàllub théâtre ak xam-xam jàpp jëm ci wàllub xarala doon loo xam ni bëgg nañ lool mu fees ci année littéraire bi nga xamee ni daañ ci sax gën a tàggat gone yi ci œuvre yi nekk ci programme ngir seen xam-xam gën a mën a yaatu ci njàng mi lay. Tu ne dors que d'un œil car tu es la patience. cinéma ci la ñuy àddu ak journée cinématographique yay am ca Carthage ca réewum Tunisie démb suñum réew di Sénégal fësal na fa lool ak filmu Mati Diop bi di Atlantique nga xam ni moom lañ doon projeté mu di film boo xam ne nii public ba rafetlu nañ ko lool ñu déglu ci ñenn ci ñoom. Il y a une originalité. film bi neex na musique bi aussi. waaw personnage bi image yi leer na vraiment lépp daal soo ko boolee war na mën jël grand prix. Elle a eu beaucoup de chance d'avoir le grand prix. Vraiment j'ai aimé neex na daal. Je suis encore complètement je sais pas moi sous le charme du film. ñu leeral rek ni kii di Mati Diop réalisatrice bi moom nekkul woon foofa ca Tunis. Omar Sall producteur am moom moo ko fa teewaloon ak ñett ci acteurs principaux yu film bi di Ma Bintou Sané ñu koy woowee Aada ci film bi Ibrahima Traoré ñu koy woowee Souleymane ci film bi ak commissaire bi di Amadou Mbaw beneen filmub doomu Sénégal bi nga xam ni bokk na ci moomum po di film 5 étoiles bu journaliste réalisatrice bi di Mame Wuri Thioub bokk ci catégorie court métrage film boobu daañu ko dawal àllarba ji bu ñaari waxtu tegalee fanweeri simili ci cité de la culture ñu àddu jëmlewaat ci wàllum littérature di wàllum mbind ak cérémonie de dédicace bu téere bi ñu duppee histoire baccalauréat arabe ci réewum Sénégal tey ci ngoon lay doon ci institut islamique bu Ndakaaru jageen jëf ci déglu bi dig daje ëllëg.